même tubaab yi nga xamante ni ñoo sos démocratie dañoo xam nit moo tax bu ñu jëlee ku doon président des États-Unis dañuy xam lépp mais dañuy jël ay chambre yu dëgër teg ci wet gi pour bañ mu jalgati parce que nit moo mel noonu li ñu naan le pouvoir absolu corrompt absolument loolu moo fay teew malheureusement nag Mor Sarr Ba vraiment dañ ko jox le côté boobu le pouvoir absolu mooy bu budget jotee ñu votel la tout en sachant que ne bu compte administratif jotee ñu valider ko donc le reste les gens laissent passer donc travail de contrôle boobu ñu war a def donc loolu la ñu deful je pense que loolu mooy indi conséquence bi nii tey jii donc vraiment day def en toute liberté te du feeñ fenn te aussi dama koy wax nga initiative bi je pense que am naa ci ay seede Imam Ndiaye ngi ni toog ku mel ne Sophie defe naa yëg na ko wala fekke war na ko mës naa jël initiative bu mel nii pour vous dire que ne rek tâche bi leen di xaar aussi bi ñuy xaar ñun ñëpp sax laay wax yombul parce que loo ci mën a dégg xëy na peut-être côté gestion yooyu lañ koy waxee mais côté politique kenn du ne Mor Sarr Ba mënul politique donc vraiment vous sentirez que ne ses intérêts sont en jeu sur le plan politique il est prêt vraiment ba nga xamante ni li mu war a taxaw dina fa taxaw ba kii ko war a gaañ du ko gaañ donc pour vous dire que ne initiative boobu mujjul fenn parce que tout simplement day xam fi muy jaar année boobu bañ a guddal rek dama ko waxoon ñooñu bi ñu toogee parce que man maa ko woote woon sax suñu kër bi ba tey si comme nii la dégg ñuy wax man leen bon nañ leen dajaloo ñu waxtaan ci loolu jëm a xool nu ñuy taxawee mais dama leen carrément man su ma gestoo gis benn nit sama ginnaaw sax je vais continuer le combat mais bi budget ba di jub si vote de budget boobu noonu amul proposition boo dul am mais ànd ak sa ngor téye mais pour dire que ne à la fin du mën a ñëpp mais xaw naa wéet ca combat ba voilà donc pour vous dire que ne exactement li may ñëw pour virer rek directement ci stratégie benn bi ci jiitu mooy il faut adhérer le maximum de conseils possible parce que bu ñu nee 56 ñu adhéré ci 28 na leen wër ne amaguñ majorité loolu laa leen wax moom loolu mooy benn bi donc dafa laaj dëggit beneen bi ci des mooy ñu bañ ci duggee ak xol mais ciblé problème yi nga xam ni jàpp nañ ne vraiment c'est des problèmes prioritaires par rapport à la gestion ñu identifier leen attaquer problème yooyu donc li ci des nag mooy yan stratégie la ñuy lal pour taxaw vraiment pour mener le combat à bout parce que je pense que li ñu wax rek ñun ñëpp ku ci nekk am nga un devoir envers la population boo xamante ni bu lépp jeexee nga des ak sa bopp defe naa ne di nga am problème de conscience donc loolu laa amoon lu ma ci. loolu c'était en 2000 je pense 2015 ou 2016 mais Mor Sarr ñun conseil bi nekk fii yëpp utiliser na suñu tur ñun loolu fii laa ko waxee woon bi ma koy wax képp yow maa ngi ko taal bi ma koy tàllal maa ngi tax fii di ko tàllal yéen ñëpp ngeen koy gis man leen képp yi ngeen gis Mor Sarr li mu ci wax protocole d'accord nee na conseil municipal moo daje voté un projet de morcellement concernant 28 terrains 23 terrains de temps pour moi 23 terrains conseil municipal nee na ba tey conseil municipal mooy wax nee na 23 terrains yooyu ñun conseil municipal dañ ciy am 8 signé ñu signé ko ma war leen ko ma ne leen yéen est-ce que fii mës nañoo tenir un conseil municipal concernant un projet de morcellement amul ça n'existe pas te loolu lu ma ci bokk lu ma ci defut amul lu ma ci defut amul Mor Sarr Ba plainte boobu déposé naa ko fu ne ma fu ngeen xalaat déposé naa ko mais def na ay pexeel les inspecteurs des collectivités territoriales ñoom tamit bu fi ñëw rek ci man suñ fi ñëwee dinañ ñëwoo ñoom loolu ma wax ñaar suñ fi ñëwee dinañ ñëwoo biñ fi ñëwee yëpp ma leen ba biñ demee te ñëw nañ bureau Mor Sarr toog ak moom lañu waxante ak moom ñoo ko xam bi ñu paree ñu génne benn kii Mor Sarr génne benn kii naa ay réponse bi li ma la wax dëgg mais loolu dëgg la parce que damay war papier bi ngeen gis ko du lu ma créé da loolu lu ci mën a leen da bàyyi ko moom combat boobu donc loolu ñun ñoo ko may Mor Sarr Ba un maire lu mu def mu ne yomb ci conseil municipal te li am fii Sénégal jaxaay ci rek am man jaxaay ci laaj conseil municipal la ko defee lu maire bi def baax na lu maire bi def baax na te considération zéro Mor Sarr wala ñu soxla conseil municipal bi vote budget jot ñu ni suba la ñu soog a woo ku ne naan bu paase paase mais loolu nag parce que luñ ko wan la nit ku ne na ko wan loolu la jàppee dañoo war a am suñu kër ak suñu ndax parce que ànd ak moom parce que bañ a ànd ak xam na ni ñu doxalee maire yi yow bu ñu doxal maire doo ko doxalee noonu ci jubadi ak ci ay tappale ak ci télé ak ci ñaari xam
ñàkk xam sax am na ku nit aayu mais soo xamul jegeen ñi xam soo xamul tamit jàngu fexe la jub boo jubee loo def nit ñi di leen di kat yéen a la ci amul xëy daa xamul mais ñu jox la ne loolu neex def jël conseil municipal bi di utiliser ay tur ci loo xam ne yëguñu ko loolu dem ñu naan conseil municipal moo def lii alors que yow sa yëgoo tam exemple ngay joxe wax. jiwutin assainissement la war a am Imam Ndiaye yàgg na leen jox ay technique bu ñëwee ba fii da ngeen def grille avaloir donc bu dugg fa daal di dégager dem c'est tellement simple kon lan moo détourné loolu kon xaalis boobu dañ ko détourné xaalis bi ko waroon a liggéey dañ ko détourné fi nii population bi ñu ngi toog nii seetaan tali bi waroon nekk 8 wala 14 mètres ñu jël ko def ko 7 mètres kon ñu ngi ñuy lor cuune mënta weesu 5 ans ngay loué conseil municipal bi amul fu mu mën a réunir dignement demal yeneen communes yi ay salle de réunion qui fait ay 12 mètres 15 mètres digne de ce nom ay fauteuils yoo xam ne 10 da ngay dem da ngay ñee ay conseil municipal yow ñu alloué la benn site boo xamante ne ñu ne fii la tey le mairie war a nekk loo xamante ne neewuñu la nga génne sa xaalis poche neewuñu la budget luy jóge ci commune mais demande ngay def demande rek état ñëw tabaxal la comment dirais-je encore mairie bi munoo fexe ba def ko kon lan la mais kon léegi lan mooy problème bi mais site baa ngi nii mais qu'on se dise la vérité kon cuune mënta weesu foofu ñun la terrain baa ngi nii dañ la ko attribuer maanaam mairie bi foofu la war a nekk yow nga ne non da ngay dee ci location di bëgg a rey nit ñi ay budget yoo xamante di budgétiser loo xamante ne xamula ay entretien lu ne waa ji kaas na fi ne mais mairie bi dafa am sa problème pour fay ma xamante yaa na ngi nii yaa itul femme bi mu ne ma xaw ma ñaata weer bi ngi nii fayu leen ma du ngeen ma peinture loolu du ngeen ma entretien du ngeen ma defal dara te ñu koy voté mais loolu mais ànd mu fan la dugg moom bu nekkee ay cuune ñun duñu ay cuune li ñu wax ñun xam nañ ko le préfet ne nag mu ne moom du ci ànd ci yenn yi nee na seen terrain municipal bii délibération baa ngi nii dinaa ko jox jaane photocopier ko jox ko mu di si soxoo 5 hectares bu ko kenn jël man de Marcel du ma ci ànd ma 5 hectares jaane ñëwal ma jox la copie bi il paraît que nee na jox na ko jaane moo tax bëggoon naa jaane teew ci réunion bi ma indi un partenaire bi dem ñu demande maire nag signature accord pour ñu tabaxal lan terrain municipal bi le maire refuse de signer mais tu te rends compte après may dégg ay information yoo xamante ne kenn xamul lan la terrain bu waroon dem comment dire encore 120 mètres ñu xëcc ko ba 110 nga ne devanture bi dañ fa prévoir ay quantité ay kenn xamul lan la kon détournement yi dafa bari bu ñu ko toog bu ñu doon toog fii di ko wax du fi jeex li ma xam lu néew la li ngeen xam lu ko foofu kon nañ ko génnee teg ko taal bi jëluñu benn décision lu ñuy def ñu def ko ensemble parce que je pense que xeex bi du yem fi fu mu war a yegg rek dana fa yegg population bi xam ne ñun ànduñu ci Mor Sarba lu muy def te nëbb wutuwuñu te population bi dina ko demander à ce que 50-50 moom ak population moo ñu taxaw fi def échange parce que c'est très normal wax naa ko fii ci groupe conseil municipal yi mais daf ma woo ci suuf jéem a dal sama kaw ne ko monsieur le maire man moo dal sama kaw wax tu n'es pas accessible buñ la wooyee di la jot te ñeme woo dëgg bu ko kenn wax la dara man maa ko wax yéen ñëpp dégg ngeen ko fi te ñëpp dégg ngeen ko fii ma wax ko man daf ma woo ci suuf ne ma ne ko non li ma la wax c'est vrai bëgguloo ko la wax dëgg oh monsieur Mor Sarba yow bëgguloo ko la wax dëgg tu n'es pas buñ la wooyee téléphone da ngay wax dinaa rappeler doo rappeler wasalaam. merci. amul lu ñu defalul askan wi ci lu baax mais askan wi gisuñu dara bi ngeen fi toogee ci conseil municipal bi ba léegi année bu nekk mu dugal ci projet de budget bi mobilier de bureau la ngeen fi changé ci mairie prévoir ñëw ci chef mairie bi si chef bu amul coussin ngay toog année bu nekk ñu voté mobilier de bureau année bu nekk ñu koy voté budget carburant 5 millions 15 millions plutôt 15 millions te ku xam oto xam ne 1000 litres au 100 kilomètres yu nekk 1000 litres la oto bi daf fi taw 100 kilomètres gis nga nag dafa jot gis nga ni bu fekkee ne dañ ko bàyyi muy nekk rek suur da ngay dindi loxo bi doo ko muy cax rek da koy mar ba pare parce que soo teggee kon ko ne nag yow baadoolo la parce que baadoolo la
xool leen tey actuellement nii promotion bi ñu def daal ci bi ñu koy def dañoo xëy rek gis gars yi di désabler jël suuf yi di ko jaay ay rendement tey boo demee PMC bi keroog ba man ci commission bi laa bokk nee nañ suuf yëpp mairie bi moo ko jaay te pourtant ku soxla suuf la léegi ñu demande ñu booleel ak mairie bi ñu may la suuf moom la ñu romb lay kii fondation yi am na fi ay jàkka yoo xam ne ñu ngi taa def ay demande mënuñu leen sax may lieu de culture chaque année mu ne am na lu mu ko def man daal man jàkka bu ma jiite ak association des imams et des oulémas bu commune bu Jaxaay musuma dégg bu Mor Sarr Ba jëlee fukki dërëm dugal ci benn jumaa wala benn jàkka musul am. commune bi mosut a dox mosul dox moo tax xeet boobu ñu mosul ci jóg donc moo tax tey ñu bëgg ñëpp ñëw jàpp si xeet boobu dëkk boo xam ne moom de santé wala ñoo dox da ngay yalwaat mastata si ndongo dëkk boo xam ne stade municipal yi nga xam ne ñoo ko def fii mu nekk 5 hectares léegi ñu ngi wax 3 hectares ak quelques sànqaar moo ko def 3 hectares te ñoo ko def fii 5 hectares wala wotewul 5 hectares il paraît que 3 hectares yu toll nii moo nekk ci délibération am na loo xam ne il faut ñu wax combien de fois la ñu voyagé ak suñu ak xaalis suñu askan wi mosu leen a gis lu ñu koy social bi ay millions et millions la di wax ne lañ def. waroon cee nekk un informateur te nit ñi di la ci informer te liñ la ciy wax lépp aigre tu sais nettement ko kon yow am na là où le bas blesse xam nga ko c'est parce que y a pas une bonne information gis nga mairie bu mu mën a doon bu fekkee am na problème d'information li koy njëkk a yëg mooy la population li muy njëkk a indi en considération mooy manque de respect par rapport ak ki koy rallier kat moo koy rallier le conseil municipal moom lañ jox prérogative pour mu mën a ñëw toog saytu li nga xamante ni mooy doxinu dëkk bi bu jaree voté mu voté ko man musuma voté lu ma regretté ça je le dis parce que lu ma mas a voté rek kit naa ak sama conscience jàpp naa ni defar a tax ma di ko def et tout le monde doit prôner pour la méthode participative maire bu ñu ko tegee ci suñu kanam ëpp ñu xam-xam gënuñu cee yell ndax ñun dañoo bokkoon ci ñi ko doon xëccoo yàlla moom la ko jox ñu nungul ko ko bii ñuy demit du moom dong ñun ñëpp ñi ci nekkoon bari na mais dem nañ ba benn moment fi mu yeggoon ku ne xam na ko yombul woon jafe woon na mais population bi nga xam te ni moom lañ respecté moo tax ñu respecté son choix ba egg fenn fi kon nag nekk fi di xas la personnalité de Mor Sarr Ba nous importe peu parce que nit ku nekk nag li nga xam rek ngay def li mu xam bariwul ba pare dégluwul ñi xam. lii ci wax comme motif moi je suis conseiller chargé de la coopération décentralisée heureusement Jules Samb ne me dément pas Baye Gueye ne me dément pas il est chargé des projets il est chargé de planification waaw kan la ci affaire jeunesse et sport man maa yor coopération décentralisée on a échoué sur tout c'est parce que éducation day arrangé maître les appelés du maître yooyu loolu lañu wut mais toutes les communes ont échoué parce que boo ne benn naa dox sant lu ko gën a valable si àddina bi amul dara Modou Ndiaye mu bañ ko pour politique te kii c'est une tête ba pare bañu la liggéeyal askan wi kii démissionné pour am lu ko naqari kii tey bu taxawee ne dafay ànd ak ñun xeex mais dafa war a jiitu xeex bi ndax bu ëllëgee bu ñu ko defee dañuy invité ñëpp la ñuy invité fii dañu fi ne pour jël décision ñu ñuy am yaakaar nag si conseiller ñoom la ñu oo maire bañ ko defee si suba ga oo nañ ne yëg na ñu ne nag kontaan nañu am na leneen lu doon xaar tey ñëw ne nañu tas suñu réunion bi boobu moo doon deuxième victoire kon nous sommes victorieux si li ñuy def dañuy engagé une bataille pourquoi l'autre aspect saa yu ñu demee voyage bàyyi gay gi maire boo ko gisee benn yoon voyage bi yëpp 15 jours benn yoon nga koy gis na ngeen def ñu ngi nii dem nañu signé contrat ak tubaab see xaw ma la doon na ko bëgg a indi pour les boutiques de quartier affaire les grands projets bàyyi gay ko yoroon sport ak lépp si lañ doon waxaale stade bi am na ñun doon waxal ba ñëw nañ fi ba dem Kayar ba def frigo kii affaire frigo kii poissonnerie yooyu ñëw nañ fi mais man fa ñëwee yëgaluñ ko ñun
yëgaluñ ko maire lu muy def moom rek lépp lu ko arrangé moom rek kenn du ci bokk. kon lii tey man dama siy sant yàlla bu baax bu yeboon sax ñu ne parce que tam ñu ne lañuy politique dañuy nangam ne on fait des politiques fii tey parti yëpp a fi ne bu yeboon élection yi di suba mu des benn fan nan def devoir boo xam ne bu ëllëgee bu sofi ne damaa bëgg a nekk conseiller sama sab koñam ñooñu nangul ko man de loolu moo tax may def bi si des budget bi mu ngi nii kii du moins budget baa ngi nii buñ ne ñëpp ñuy liggéey ñi liggéey ñu dañuy nax seen bopp man je suis contrôleur de gestion de formation bi ñu defaree projet de budget bi France la ma fekk ñi ma àndoon ñu ne ma le 30 la ñu voté budget bi Paris la OMR maa ne ko bu ñu voté budget bi te gisuma ko man mu ngi nii gis nga loo si gis mu rouge loo gis mu rouge man maa ko rectifié si budget bi mu ngi nii lépp dafa rouge page yëpp de 1 à 13 budget bi warul woon passé bu demee ba dem 860 millions ñun loolu la ñu arrêté woon ma oo madame Coulibaly moo empêché wu man ak Thiendé la ñoo liggéey bi ñu paree no gudd naa mais dama bëgg mu leer benn rek bi loolu paree ñu defar budget bi ñu xëy ñu ne budget bi yóbbu nañ ko préfet ma def rapport bi ñun suñu recommandation mooy bi ñu defee ratio budget 2018 bi ñu boolee fonds de dotation ak le 43% la ñu am de recette bu dee budget bi rek la budget 2018 37% nan ngay mën a am budget wax ne 37% de réalisation nga def ngay def budget 1000% ñun on l'a contesté ba léegi ne dañ ko contesté mais ba ma demee si préfet déposé mention baa ngi le 8 avril ba tey répondre ñu il m'a dit que ne man payeur mooy sama interlocuteur diggante bi yàlla def Covid bi am le président a donné mandat au maire et au président du conseil départemental que lu leen neex def loolu la Mor Sarr def budget bépp bi dina ci sama xalaatu bopp léegi nag bureau yi ñuy def li Aziz wax chaque année dañ koy wetal 60 millions mobilier de bureau 30 millions nangam mu ngi nii man dem naa si bureau buuba ça fait 6 mois la fa newoon 5 ans dara changé wu te lépp dañ koy consommer ñu di ko fa tey kon tey jotaay bi dafa yéex am man loolu rek laa am wasalaam jëlagul fi benn décision. parce que on ne peut pas imaginer un conseil municipal boo xam ne ñu ngi dugg ci 6 ans te musul am réunion extraordinaire lu xew rek le maire ci boppam day jël ay décisions personnelles am mel ni du conseil municipal bi ñoo ko fal mel ni lii ndoon naate la loo xam ne dafa jógee ci askanam mu def ko moomeelu boppam di ko def nu ko neex jàpp commune bi saaxee ko jàpp commune bi def ko nu ko neex raison pour laquelle loolu poussé na ma man ci sama bopp ci démission bi nga xam ne moom laa def te je pense que ne dama ko def officiellement rek mais dans la commune de Jaxaay conseil municipal bi ñu di démissionné te waxuñu kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu toll te loolu li ko def mooy mécontentement du mécontentement ci suñu bopp mais li nga xamante ne bii noonu la doxalee commune bi donc dafa doon loo xam ne tey conseil municipal bi man su ma toogee di dégg ñu leen di xas dafa may metti trop parce que ay nit yoo xam ne tekkiwuñu dara jóg di xas conseil municipal di leen traité de tous les oiseaux non d'oiseaux te conseil municipal bi yëguñu dara ci li xew parce que le maire ne les informe pas firnde bi mooy sédiment bi 80 millions yi mu fay kan moo xam lan lañ ci def jaadu woon na réunion extraordinaire maire bi expliqué ne nangam ak nangam kenn ku ne wax xalaatam lan lañ ci war def ñu bokk ko waxtaanee découpage bi li ñu ci métti ci côté Bambilor mais maire bi avant muy jël benn décision bu fekkoon faale na conseil municipal bi war na leen a woo ci réunion extraordinaire ne leen lii ak lii ak lii ak lii kat nii la demee su fekkee moom loolu ëpp na ko doole conseil municipal bi réagit mais su demee di signer ay accords yoo xam ne dafay néewal doole suñu commune mais loolu mënul passé ñàkk jox considération commune Jaxaay et le conseil municipal. beneen bi si des mooy gis nañu tamit ne boo seetloo ba ci biir tu vois que ne la gestion de la commune de Jaxaay c'est une gestion très très nébuleuse damay wax ne commune de Jaxaay bokk na ci commune yi gën a retardé pour ne pas dire commune bi gën a retardé te lépp du dara nag mooy doxalinu maire bi nous avons un maire très médiocre la vérité nous avons un maire
qui ne peut pas diriger un quartier waxuma la une commune te loolu feeñ na de telle sorte que nag tey conseil municipal bi bu ñu toogee di seetaan su ëllëgee lan la ñuy wax que ne le conseil municipal dafa ànd ci li maire doon def alors que conseil municipal bi musu ci ànd mais conseil municipal bi tamit dafa jaadu tey pour ñu won maire ne ko boo amee looy def wala boo amee assise conseil municipal bi la raison pour laquelle man dëgg la je ne suis plus un conseil municipal mais nag quand même taxul ma bàyyi conseil municipal bi parce que li taxul ma bàyyi conseil municipal bi mooy tey am na fi ay conseils municipaux yoo xam ne tey dama am baat ci ñoom ñaareel bi tamit mooy le conseil municipal c'est pour défendre la commune kon defe naa ni tout un citoyen bu nekk ci biir commune bi rek am nga cër bi nga xam ne moom la conseil municipal bi am parce que tey c'est ton devoir nga défendre commune bi ni ko conseil municipal bi di défendre li wér te wóor nag mooy tey dafa jot sëkk pour nit ñi taxaw vraiment barrer la route au dictateur muy le maire Mor Sarr man dama koy surnommer tout le temps fu ma toll dama koy surnommer Pinochet parce que li ma gis ci moom mooy c'est le plus grand dictateur jàpp na suñu commune bi saaxee ko ma dem ba wax na ko fi sànq toog nañ fi réunion conseil municipal mu génne benn délibération boo xam ne conseil municipal bi délibéré wu ko signature maire nekk ci ak cachet te jour boobu il n'y a pas de réunion de conseil municipal ak yeneen bu ñu ko doon topp fii kenn xamul nu mu mel donc c'est aujourd'hui très normal pour que le conseil municipal wax dëgg yàlla mosuñu baare maire benn yoon voté nañ ko budget bu mu mës a présenté pour bëgg ko mettre à l'aise mu liggéey mais gis nañu ne loolu nga xam ne moom lañ ko doon voté mais jëmalewu ko fi nga xam ne fa la waroon a dem au contraire ci ay soxla boppam la ko jëmee jaxaay boo duggee mi ngi lëndëm këris ñaata yoon lañ fi voté pour éclairage public bi 20 millions ñaata yoon stade municipal bi wax nañ ko léegi 5 hectares yi nañ ko vérifier est-ce que moo fa des ba léegi desetu fa ak leneen kon defe naa ne aujourd'hui il est temps pour que vraiment ñu saisir on le dit à haute voix OFNAC pour ñu ñëw vérifier la gestion de la commune de Jaxaay c'est très normal parce que conseil municipal li ngeen def mooy seen warugal voter budget pour que le conseil municipal ak maire mën a ànd liggéey mais su ko maire jëlee def ko alalu boppam di ko defee ni ko neex laa bu boobaa nag conseil municipal bi dañoo war a réagir ci loolu ngeen. réseaux sociaux yi dañ leen di sant panel bële kii Daaru Info xaw ma lu ko fay parce que salaatul fàcce mooy man de bi ma gisee dama kontaan nag te parce que dañ ne woon bu ñu ñëwee tey dañuy filmer lépp envoyé ko mais ñaata yoon lañ ñu xas ci conseiller ñaata yoon lañu doo leen di conseiller ku bokk benn boo ko yaakaar barka démb Assane Seck waxul sumil leen seen yére ba yow ngeen tontu ko waxu ko loolu waroon na tax ñu réunir li ñu def ñu dem si préfet mu génn benn texte comme bii j'y reviendrai mu ne ni Mor Sarr Ba ko signé un mercredi en 2015 à 10h il a légué à part le lycée lépp Ndiaye Diop la ko jox est-ce que loolu waruloon su bëgg a conseiller jóg est-ce que dañoo jóg ñun loolu moom jox jóg kii bi ñu dajee Kayedas imam Babacar Ndiaye dane lenn day nañ ci sóoraale ku falu bëgg ngaa faluwaat bu dee intérêt la tax a jóg mais ñun bu dee intérêt la tax a jóg sax waru ñoo tàllal suñu loxo bu lii passé parce que ñi dul conseil rek ñooy wax te wax na dëgg ay makóla ga yee gis ñuy wax nangam ak keneen ay Samba Sow mais ñoo yor rôle conseil fi mu nekk nii à part quelques personnes ay sof faala yi léeg-léeg wax yéen léeg-léeg ngeen mer mais bu dee grand débat dañuy sant yàlla bële du ñu demee si préfet kenn waxul kii wax nañu amatuñu droit bu fekkee ni lii jàll na te waxuñu kon amatuñu droit conseiller bi si des maire saaga si panel ñu jàllale ko xamul ne les réseaux sociaux lépp mën naa ne Macky Sall sax jot na guddi kero
guddi ker barka El Hadj Malick Sy parce que ñun ñëpp fi lañu dëkk gravité la boo xam ne dañ koy reproché mais ñun la ñu reproché. ndax comme li Baye Gueye wax lu mel nii mosoon nañ ko def yaakaar naa début kii bi la conseil bi mais benn réunion lañ def ñaar mu tas mais dama yaakaar ni bii paa moom c'est le bon may wax rek sama kii fii nii maman yi nañ bàyyi di wax ni Mor Sarr Ba dafa am sëriñ lii du loolu nañ gëm suñu bopp lenn rek la ñu ëppale muy signature am boobu du leneen yéen ñi ñëpp ku ñu fa tegoon nga liggéey man gëm naa loolu yéen jigéen ñi surtout idée bi dafa jige ci góor ñi mais yéen a gën a mën a taxaw nañ taxaw wan ñii ni ñun li ngeen jiite ni ñoo ngi ci nañ def mbagg ak mbagg rek dem affaire bi loolu la du lenn Mor Sarr Ba du moom lañ amal problème mais ni muy gérer moo baaxul loolu mooy problème bi kon war nañ see taxaw yeexul de groupe conseil bi mosoon na am bi njëkk a tas dama fa daan dugg di ko wax naan meilleure commune war nañ koo mën a jël su ma ko waxee des fois ñu soofantal ko mais ba léegi weesul nañ taxaw wane suñu bopp même bu dee benn fan la nañ ko wan ni nii du nii su bëggee mu dëpp ànd ak ñun su bëggul ñu wan ko nu di nii mu jóge fi ak ñu xool yeneen solution affaire bi loolu kase la. ñun aussi dañu bëgg a basé wu sur la qualité mais pas la quantité parce que dañu jàpp ne Jaxaay métti na métti goo xam ne qualité bu ñu ko amee rallier si comme ni ko Malick waxee léegi les chefs de quartier ak les jeunes yaakaar naa ne lutte boobu dana am solo parce que aussi am na ñu wax ne boo woowee conseil yi ku si àndul nga dem mais est-ce que boo si àndul da ngay dem noonu rek quoi gratuitement est-ce que da ngay yem si dem rek loolu aussi lu jar a bàyyi xel la moi je pense qu'il faut compter sur la qualité d'abord parce que aussi waruñu nangu taxaw ñu di ñu méngaleeg maire bi méngale ñoo ak maire bi nag mooy ànd ak ñenn si lutte bi loolu nañ ci bàyyi xel beneen bi Maodo mi man bi may woo mi ngi nii toog daf ma wax ne j'ai regretté d'avoir démissionné loolu moo gën a tax sax ma tenir en compte ay waxam xam ne kii li may wax ni si xolam la ko tibbee loolu dama leen ko daan wax dama leen ne da ngeen di engagement ba pare dem na ru seet bii nag yaakaar naa ne luy dëggu lay doon wax naa leen ko waxati leen ko de dañoo tase ñu waxati avant yéen nekku leen fa ma ne leen lii sama naqar di sama feebaru xol mooy dañuy engagement ba pare ñu dem na ru seet dëgg la wala du dëgg xam nga wax moom dangay wax li nga xam ne mooy dëgg li yàlla gërëm nañ koy waxante loolu moo fi am damaa yaakaar na nag tey war na jeex tey bu nu jógee fii dama yaakaar ne war naa jeex li ñuy wax nag ci woote bi foofu xaw na du faay ndax li xaw faay mooy ñëpp nga war a naw soo woyee ñëpp mais jéey bu ñëwee nga xam ne ñëw na Sophie Fall bu ñëwul nga xam ne am na lu mu téye bu ëllëgee bu ñuy bind ci kayit Sophie ma nga wowoon mu ñëw ak keneen ka nga xam ne nii amu woon jot ñëw day ñëw teew nga bind ko si kayit yi dañuy dem ba présidence lañ jëm gis nga lii du yem fii yëpp man de sama engagement ci de Macky Sall lañ jëm lii du ko faj de fii nga Jaxaay gii rek na ñeent ndax dem dañ ko démb war teewul ki démb dara fajuwuti leetar bi na dem ba ca Macky Sall ñi ko war a yóbbu ca Macky Sall nañ ko yóbbu ca Macky Sall nun li nu nekkee nun noo ngi dee tey gis danoo dee te kenn suuluñu lu leer laa leen wax la te li ma wax kenn ku ne xam na ko raayal bi moo fi jóg jeex na tàkk li ngeen ne gàllaaj gi toj na gàllaaj gi toj na de gàllaaj gi toj na xaw ma nag dina demaat feneen nag ay Saalum ak yooyu dina fa dem loolu na ko dégg maire Dieye moo ko wax loolu waaw. fi mu ne gestion yi ngeen wax nii bis bu ñu demoo OFNAC mu ñëw fi du fi gis dara kii li koy faj mooy jàkkaarloog moom jàmmaarloog moom ba dëkk bi yëpp xam ne jàmmaarloog moom ci liggéeyam bu bon bi muy liggéey mais suñu bindee ay pétition man de ku signé ma signé ku signé wul ma signé sama baat ca kaw xeexam Mor Sarr Ba dugg boîte vocale dara nekk lu ma ci dawuma ci dara ndax li may wax rek li may faral di wax ci groupe bi rek samay loxo ca kaw laa koy yëkkati set wicc waaw mënumaa kepp fenn doo wax mënuñoo ñun ñii ñëpp toog laa wax de ñun jigéen ñii ñun la amoon may jéggalu ñëpp na di jéggalu sama nawle yi toog fii ci wote yi nga xam ne bu ne wax ñu ne nii ndax loolu yaakaar naa est-ce que ñoo ko teyoon ndax moom fu ne boo jàkkaarloo moom sax loo ne dinaa ko def doo ko def wala loo ne dinaa ko wax doo ko wax ndax bàyyiwul boppam
kon dama yaakaar ne liggéey ba mu liggéeyoon toj na ay gàllaajam toj na gannaaw daje nañ waat fii ñun ñii di waxtaan kon moom gàllaajam toj na li ci des kay mooy ñu fexe ba lii ñu fi nekk nii bu mu fi coppati kenn ndax moom loolooy liggéeyam ndax réunion bi yëg na ko réunion bi yëg na ko bu yàgg ne danga koy def nañ fexe nag ba ñun ñii sax ñun jigéen ñi sax la gën a yeb ñun xëy na waaye ñun rëcc nañ ko ba pare mënatuñu lenn waaw lépp loo xamante ne nii tey taxaw ngeen ci ndax ñun ñi dañ daan toog fu ñu toll di wax dañoo amul woon nag ku ñu waxanteel waaye fu ñu toll ñoo ngi réunion fu ñu toll ñoo ngi wax ci gestion bu bon bii mu téye maire bii ba ci tabaski ji gis ngeen li mu doxal yépp ki ti jóge woon présidence ñëw gis ngeen nam ko tasaaree ca ña ko neex ndax daa am ay militants yu nekk Tëngéej mu indi leen fi ñu changé seen carte lu mu am fa la ko yóbbu xam nañu lépp ay kaala leen yëpp indi leen ci fii defal leen ay carte d'identité defal leen ay électeur lépp loo xamante ne wàcc na pour si askan wi mu yóbbu ko foofa ndax ma ngay xalaat ni ëllëg mën na fee am dara kon nag xeex bi nañ ci dem li bàyyi ngay wax nañ ci dem tempo ndànk ndànk bu nu profité ko rek yàqule mu toog fee duñu ree ndax wëyu la at bu jot mu tànn conseiller ya ka neex ànd ak moom tukkee ak ñoom def la leen neex te boobu ba tey kenn indiwu fi partenaire boo xam ne ci biir commune bi ñu ne lii ñoo ko indi ñii tukki loolu amul fi bu ñu ànd nag nañ waxante dëgg ba pare ñu xam ne ñun ñii am na loo xam ne ci ñun ñii la ba pare ñu doog a nag xool ni ñu trouver solution boo xam ne dañu ànd boo xam ne kenn du dem ba ci biir comme li sa fi wax mu seppi la woola ne la bul bokk ci loolu nga génn ci groupe boobu keneen tamit mu def ko noonu ndax dafa saay-saay politique boobu lay politiquer ba ci vote conseil bi dañu takku ñun jigéen ñu ne kenn du dem dañu daje kenn doo ko tey boo demee ci bureau ngay wax ak moom dem nañ ci bureau ñun jigéen ñii àndandoo ku nekk guux ba ne faay bañ toogee ak moom ba ñu jàkkaarloog Mor Sarr ba ci biir bureau ku nekk la nga bëggoon a wax da nga koo fàtte mu ngi nii ñun jigéen ñi dem nañ ba toog ak moom ku nekk la nga bëggoon a wax da nga koo fàtte kon kooku noonu boo defanteeg moom defante la moom ci suuf ba egg ci kaw woo conseil yëpp baax na waaye nañ di seppi par benn ndax ku bëgg a ñëw moo lay naan lu tax woowuloo ma boo déggee lu tax woowuloo ma rek ñi ñaa ngi bëgg ñu ne waa déeta waaye ñu daggaat place taabal yi lu toll ni taabal génn wàllu marché bi am na ñoo xam ne wóor na yàlla ña fa doon jaayee du lépp nga mën a wax Mor Sarr ba quota mairie bi am nañ ci taabal yi am ci cantine yi ñun ñii ñoo ko wax man de su ma woowee sama baat ca kaw aw ma numéro compté wu ma ko faale wu ma ko duma ko woo njëriñu ma dara defalu ma ñaar dërëm xoju ma takkul si sama buum sama baat bi buum di ma diri foofu mu neex mu yóbbu ko fa loolu amul du ci commune bi dégg nga suñu marché baa nga noonu mu saaxi ko lu mu ci jël mënoon na koo jaay kere bi koy moo njaay di wax ci biir grand débat dégg nañ ko waaye ñun dañ ci amul woon lu ñu leer bañ ci amee lu ñu leer dañoo ne jigéen bu ne place bu ne tël 10 000 ñu defal óol bañ demee ba ñu am lu ñu leer ku nekk sa 10 000 dañ la ko téye ko ndax lañ jaay ca marché ba mën na ay millions ba ñu voté woon budget doolu ko ci dinañ tabax óol. beneen mooy sànq ba tey maa ngi dégg ñu naan on a failli à notre devoir par exemple de conseil municipal man gëmuma loolu li ma gis mooy on a failli à une de nos missions mooy la mission de contrôle c'est-à-dire leneen lépp ni ñu ko war a defee def nañ ko en tant que conseil municipal loolu tamit il faut tamit ñii ñu reconnaître ko donc peut-être suñu voté ba pare fi affaire bi war a dem loolu la ñu continuer wul contrôler ko loolu man nangu naa ni peut-être on a failli ci sens boobu noonu beneen bi am solo mooy jamono jii nii fu mu toll nii ñëpp xam nañ ni mu demee donc lu ñu war a gën a mën a waxtaanee comme ni ñuy guddi mooy nan la ñu war a mën a doxalee et je pense que c'est simple parce que tey c'est-à-dire xam nañu décelé nañ xam nañ ni lii fii ak fii la problème yi nekk mais nañu jël lépp li nga xam ne mooy problème ñu bind en tant que conseil municipal def suñuy pétition s'il y a lieu par exemple de porter plainte wala peut-être comme li ñuy wax Maodo a souligné fi ay affaire OFNAC ak yeneen donc des structures telles que yu mel noonu ñu dem déposer fa suñu plainte déceler suñuy irrégularité ne fii ak fii moo am irrégularité donc il faut d'abord ñu am une documentation parce que mën nañ taxaw ku ne par exemple ñu wax mais lu ñuy wax tamit nañ am ci li nga xam ne loolu lañ koy teg maanaam nañ am këyit yi wane nii li ñu wax nii am na ba tax par exemple ñu war a mën a engager combat boobu noonu donc nañu ut loolu dajale ko am suñ documentation ba mu mat sëkk bu ñu paree nag ñu def
maanaam dem ci ñun ñi en tant que conseil ak beneen conseil parce que nous ne sommes pas les seuls les autres conseils yi nga xam ne on devrait pouvoir les convier à ce combat là parce que man je pense pas que ça c'est un combat c'est une tâche bu ñu waroon def di ko def à tout temps ñu yéex koo def dem ba tey mu am lu ñu jural donc ñu wëlbati ko en tant que conseil municipal jàpp ni dañoo war a mën a corriger loolu donc ci correction boobu noonu lañ nekk le problème c'est pas Mor Sarr Ba le problème c'est la gestion de notre collectivité locale suñu collectivité locale ni ñu koy doxalee ni muy demee ak gestion beeg yooyu demeewu ko noonu ñun en tant que conseil municipal ayant par exemple ce rôle de contrôle nañu fexe ba bind ut lépp li nga xam ne mooy irrégularité bu ñu am fii au niveau de la commune def suñuy pétition conseil yépp signé ñu yóbbu ko déposé ko pour que waa OFNAC mën a ñëw xool li nga xam ne moom moo am fii parce que fii problème à part li ñuy wax ni yeneen côté foncier bi tam c'est du n'importe quoi man chaque jour ma dégg ay affaire man des personnes même m'interpellent de l'extérieur yoo xam ne c'est di yëf nit ki moom da koo laaw man en tant que ñu woo ma ne ma mais yéen seen maire bi léegi donc jàpp naa ne bëri na ay choses yoo xam ne war nañ koo mën a régler c'est des irrégularités nañu xool réfléchir wax ensemble nan lañ koy defee s'il le faut on forme un parce que ñun ñëpp mënuñu koo defandoo on forme un petit comité boo xam ne par exemple 2 3 4 personnes yi nga xam ne ñoom la ñuy mandaté ñun tout un chacun li nga am nga yónnee ko ñu reversé ko foofu donc bu ñu paree ensemble bu ñu dajalee loolu yëpp ñu créer suñu documentation bind bi ñuy bind xam nañ fépp fi nga xam ne mooy instance bi nga xam foofu la ñu war a mën a dem def ko beneen chose bi mooy bu ñu paree on utilise une autre voie après la voie administrative bu ñu paree ñu xool beneen voie bi nga xam ne ñun jàpp nañ ni war ko ñu ko mën a def ba li nga xam ne mooy irrégularité ak li nga xam ne moom moo doxul fii ci commune Jaxaay ñu jéem koo jubanti ba teg monsieur le maire ci yoon. maanaam combat bi dama jàpp ni bu fekkee dafa nar a yem fii du am solo c'est dafa war a am benn impact bu am doole bon man li ma xalaat xëy na mën na paraître bizarre mais yëpp ci ay forme de lutte la ñun pourquoi pas ñu créer un conseil municipal parallèle si mën na nekk ñun ñu créer suñu parce que rapport de force la ñun lañu wax ne conseil municipal bii fi nekk baaxul ñun créer nañ un conseil municipal parallèle ñun ay conseil lañ donc mu nekk rapport de force entre ñun ak Mor Sarr Ba ba luñ ci am jël parce que loolu xëy na du nekk lu officiel mais combat la méthode de combat la donc man loolu bokk na ci lu may propose su fekk mën a nekk ñu ne ñun désormais conseil municipal bii fi nekk Mor Sarr Ba di ko jiite ci ni mu koy jiitee nii jàpp nañ ni baaxul ñun créé nañ suñu conseil municipal parallèle di dox ci soxlay askan wi yoruñu signature yoruñu cachet mais ñun dañuy jóg nag di dox ci askan wi li mu soxla ñu koy def parce que loolu la ñu fi tegee comme mënuñu ko def fële ñun créé nañu suñu conseil municipal parallèle pour fas yéene doxal loolu ba luñ ci am jël. beneen bi wax nañ ko léegi du ma ko waxaat affaire yi dafa war a jàll dafa war a dépasser Jaxaay grand débat parce que Jaxaay grand débat xëy na am na ñu koy suivre sax un peu partout mais ak pour man lii warul yem fii ñëpp a ko war a yëg ñi ko war a yëg ñëpp dañ ko war a yëg muy ministère rek muy présidence de la république képp ku ko war a yëg xam ni Jaxaay mësul dox te tey la wàllu gën a aay te conseil yi déterminé nañ fépp nañ pour que rien ne sera comme avant à partir d'aujourd'hui donc loolu pour man jàpp naa ne ay moyens de lutte la yoo xamante ne buñ ci sóoboo foog naan daal liñ ci bëgg war nañ ko ci mën a am merci